rek mais Sénégal yëpp moo ko ñaawlu te yaakaar naa ne kenn mënul ànd ak xale yi ñëw di yàq làmb di yàq suñu bijou boo xam ne comme par exemple ay président yu bari jaar nañ fi bëggoon ko def te defuñ ko yàlla defee ko ci fàllu Macky Sall mu defal ñu ko yaakaar naa ne loolu dañ ko jàppee fukki loxo xale yi dañ leen di sanctionner te duñu yëpp ci sanction uniquement dañuy ut huissier bi def rapport am ñu porter plainte. gis nañ déjà juróomi mbër yoo xamante ne tudd nañ leen ci ñoom ci seeni supporters sanctionné nañ leen mais yaa ngi wax ci wàllum justice itam dina am liggéey boo am di ngeen ko ciy def. tey du ñu yëm ci mbër yooyu yëpp. parce que déjà mbër bu nekk da nga am ay fans club ñooy def loolu. man dama foog ne ñooñu ñuy amateur du ñëw ci làmb di jël ay chaise amateur day ñëw solu ba rafet ànd ak diriyanke yi nekk seen wet di sol seen or loolu mooy amateur làmb sa mbër def lu rafet nga ne ko ñun ñooy ànd yaay suma xarit maa daan sa mbër invité naa la dibi kaale ñu dem lekk dibi loolu la ñu doon def waa Fass ak waa séeréer yi amoon naa ay supporters bu ñu doon wax Mbay Seck waa Fass am supporter bu ñu wax Mo Thian nekk supporter séeréer Bat Ñaaw aussi nekk supporter waa Fass mais ñoo doon ànd ci làmb ji mais làmb ji su paree ñoom ñooy àndaat dem waa Fass su daanee séeréer yi Bat Ñaaw ne leen kaay leen ma paye leen séeréer yi su daanee waa Fass ñoom Mbaye Seck ñoom Mo Thian wax leen ne kaay leen ñu ànd ma paye leen donc loolu mooy sport loolu mooy amour sport loolu mooy amour amateur mais amateur du ñëw ci làmb di jël ay chaises yoo xam ne comme par exemple état bi moo ñu offrir loolu bijou bu mel noonu nga ñëw di ko yàq amul kenn ku ko mën a cautionner donc on va mettre le paquet on va sanctionner sévèrement te dañu wax ne éducation déjà ci école yi lay commencer oustaz mu ngi doon wax ne comme par exemple éducation bi université lay doon mais avant ngay egg université oustaz yaakaar naa ne ci bas âge bi ngay war a commencer éducation bi donc am ñoo xam ne yàlla mayu leen ñu dem ba université donc am na yoo xam ne dañuy jël nekk ay mécaniciens nekk ay maçon am yeneen métier di liggéey man mi di wax ak yéen je suis un moniteur de sport collège Saint-Pierre laa commencé ba yàlla defal ma dem école police ñu commissionne ma comme inspecteur de police donc je pense que am na yeneen mbër yoo xam ne aussi ay chauffeur la ñu woon am ay médailles yoo xam ne fi ñu doon liggéey ñeneen ñooñu ndem si yàlla bi dafa amoon garage ndem si yàlla tubaabu joor am garage boo xam ne comme par exemple ay camion am société donc am na mbër yu bari la génération bu ñu nekk fu mu nekk suñu doom yi suñu jarbaat yi ñoom ñu ngi créer ay société am na ñoo xam ne dañuy am ay tool ci àll bi di ko béy donc je pense que la lutte c'est un facteur de développement il faut qu'on puisse reconnaître cela te ñoom ay garmi la ñu xale yi donc fans club yi ñoo indi problème bi je pense que les leaders les chefs de file les écuries les écoles dañu waxtaan ak ñoom xam ni ñu koy defee ñun bi ñu indi ay fans club ñun dañu amoon ay président fans club bi am secrétaire boo xam ne am ay trésorier ñu am seen boîte xam ne kenn ku dem ci stade su defee dara sooy ñëwee on va te mettre le poing sur les i on va te sanctionner bi ma dëkk Fass am société sur la place boo xam ne moo ñu doon sponsorisé teg ci aussi su ma waxee turu société bi da ngeen wax ne damay def publicité loolu moo tax jaaruma ci. da ngay jaar commercial rek loolu yàqul dara. donc loolu moo tax du ma fi jaar mais mun naa wax ne comme par exemple ñooñu dañu doon jàppale rawatina nag ku fa nekkoon aussi di jël xale yi dina utal liggéey fu ci société boobu dina utal ay liggéey presque ci séeréer yu nekkoon foofu yëpp. dañuy ñëw après ci organisation li nga xam te ne mooy école de lutte yi parce que dañoo gis ne ci lu bëri yenn saa yi mbër yi dañuy am benn pouvoir bu ëpp saa seen manager wala ñi nga xam te ñoo leen war a représenter mais pour élagement li mi nga xam te ne lamb ji acteur boo xamante ne bu ñu ràññee la ci à quel moment la nit di xalaat saccager lu mel nii parce que surtout ñu ngi gis ci image yi am na ñoo xam te ne seen mbër moo daan lan mooy expliquer li ni mel. mooy li maa nga wax rek tout repose sur l'éducation de base parce que la nga yaroo sa biir kër moom nga yóbbu foo dem ci àdduna donc nañu delloowaat mbattu ca ndaa la mooy nañu yaraat nit ñi te defaraat jikko yi parce que nit dafa am lu nga xam ne da nga ko war a jomb da nga ko war a rus
te li ñu wuutale ak mala mooy sens boobu nga xam ne moom la ñu am ni man rus naa def li wala jomb naa def li rus ak jomb bu dañee ci doomu aadama mala moo ko tane parce que man am na lu nga xam ne rus naa di ko def àdduna di ci teg seen bët samay waajur di ci teg seen bët donc yow bu fekkee ni éducation de base boobu amuloo ko ba ñu inculquer la yenn valeurs yi je pense que boo demee feneen ni tamit loolu nga fa yóbbu parce que olof day faral di wax ni jikko boo ñëwee ci plateau bi toog fii danaan la gaawal de maa ngi ci bunt bi dina xaar boo yeexee ma fekk la ci biir donc la nga jikkowoo loolu moom nga yóbbu foo mënti dem et je pense que am na ñu nga xam ne amuñu place ci sport amuñu place ci stade et il y a des choses yu nga xam ne c'est inadmissible l'éducation de base ñun dañ ñu doon yar suñu ay biir kër buñ fa jógee dañ doon dem école suñu ay maître dañ ñu doon yar xamal ñun lan mooy civisme lan mooy respect du drapeau national lan mooy respect de l'hymne national ñun dañ doon woy hymne national balaa ñuy dugg classe ñu amoon épreuve bu ñu tuddee éducation civique ñu ci inculquer ay valeurs yooyu moom la ñuy dem ba fu ñu dem moom la ñu fay toogaale sport dafa am lu nga xam ne moom la baaxoo mooy sportivité ak fair play gagner dans la dignité et perdre également dans la dignité je pense que loolu bu fekkee ni nit ñi mënuñu ko inculquer seen bopp ku mënta boole ñàkk ci biir sport jarul ngay dem stade et je pense que li am keroog amul benn nit bu ko rafetlu ci àdduna image yi ñaaw na te li ci gën a bon seeku mooy ñun dafa am lu olof Njaay di wax olof lu mu lépp dëgg la mu ni bul bañ ku la sédd ci gaalu xaj waaye buñ la ca fekk mukk ngay lekk ba ñu tabaxee stade bi def ca ay chaise la nit ñi ni lii de waa làmb ji bu ñu ñëwee dañ koy buddi sànni ay bangi weñ wala ay bangi ciment lañ leen war a wutal déjà bari na lu ñuy coller làmb ak violence voilà donc yow nga ñëw loolu dara xewagul ñuy buddi ay chaise di sànni et puis seen mbër gagné que ñu gagné ko il y a rien qui l'explique loolu c'est de l'indiscipline caractérisée le CNG a sévi mais il faut qu'on aille plus loin parce que aussi am na lu nga xamante ni boo ko buñ ko bay-bayalee kenn du xam fu mu yem Sénégal on a un réel problème d'infrastructure def nañ ci man ak yow émission ak Pape Malick ba invité ay nit yu nga xam ne lan la ñu posé woon problème mooy la gestion de nos infrastructures et aujourd'hui la gestion de nos infrastructures passe aussi par nous-mêmes qui allons fréquenter voilà la responsabilité individuelle stade l'Amitié bi ñu koy soog a tabax boobu booy bu ndaw nga xam nga gars yi nu ñu doon def dem ci douche yi di wekki robinet yi ak di wekki seetu yi di yóbbu seen ay kër ak seetu yi mbaa doolu mën da weesu loolu donc il faut vraiment que les gens sévissent parce que il y a la preuve par l'image ñun am nañu image yi yeneen télévision yi am nañu image yi le stade est doté d'un système de vidéosurveillance boo tollee EDK sax dañ lay am nañu leen xool individuellement barki dem boo njaay manifestation yi fi am ba ñu soxlaa nit ñi da ngay tëdd sa kër police ñëw fëgg la jël si la parce que dañ laa gis ci ay image ñi ko def nañ leen jël nañ leen sanctionné chaise bu ci nekk ñu ni la 300 000 wala 500 000 boo ko fay ñu dugal la ci kaso bi dinañ ko fay parce que nag ku xamul buur saay na xam buur dee na mais est-ce que Manga 2 waaw est-ce que nekkul ay nit yoo xam ne xamuñu làmb bugguñu làmb ñoo dugal ci loolu pour salir làmb ji. raison de plus pour les sanctionner sévèrement. mais Alaaji Manga bëggoon naa leen laaj yow Sékou Seydi yow Alaaji Malick Thiandoum yow Manga 2 est-ce que du sénégalais moo am problème ak infrastructure publique lii yëfu buur la. du sama yëf noonu la koy xoolee. tout à fait parce que stade de l'Amitié je m'en rappelle dañoo dindi. même seetu yi di dindi robinet yi di dindi lépp loo xam ni defoon nañ ko fa ñu koy dindi di ko yóbbu tey CNG lu ñu fa def ñu koy dindi di ko yóbbu est-ce que du ñun sénégalais yi ñun ñoo am problème. c'est la vérité Boubacar mooy li ma doon wax nañu xoolaat jikko yi nañu yaraat suñu bopp yaraat suñu ay doom parce que am na jikko yu nga xam ne mala moom moo ko moom doomu aadama moomu ko alal lii alalu buur la kan mooy buur. buur mooy man. oui mooy yow. oui tey Macky Sall mi fi nekk le président de la République. day dem ñun ñoo fi des te ñun ñoo ko fal askan wi ñoom ñoo moom alal ji lu nga xam ne tey président même buñ ko follee du ko yóbboog njabootam da ko fiy bàyyi pour askan bi parce que askan bi lañ ko liggéeyal man je ne peux pas comprendre ce qui se passe bu grève amee
ñu rajaxe bus yi bu manifestation amee nga fekk doomu aadama bu liggéey alalam xamoo nu mu def ba liggéey ko xamoo dafa leb xamoo nu mu def nga dem rajaxe ko yàq ko je pense que yooyu war nañ ko xoolaat suñu bopp parce que alalu buur mooy sama alal mooy sa alal mooy alalu ki ñuy seetaan tey ji ci iftar. Je pense qu'il y a le Sénégalais a un problème hein? Je pense qu'il y a un problème de compréhension parfois bi am ci mbir yi parce que au-delà de ñuy yàq ça tey Boubacar da ngay tes ak benn Sénégalais mu jënd mant lekk ko sànni boo xooxee da lay naan mbedd mi mbedd buur la te alors que loolu buy ñëwaat ci ñun ñëpp lay ñëwaat c'est-à-dire que je pense que il faut ñu yokku waxtaan bi ñi war a wax il faut ñu wax mais il faut ñu wàccee niveau bu ñuy waxee xam nga tey benn pin bu taxawee di wax ay écologie ay couche d'ozone sama maam bi nekk fee xamul loolu il faut ñu wàccee niveau bu ñuy waxtaan ak Sénégalais il faut ñu xamal ko par détail ñu naan ko exemple yow boo yàkkee écran bii nii boo demee jënd menthe fraîche mu doon jaar benn juróom nga am ñaar benn ngay am c'est-à-dire ñu détailler Sénégalais pour ñu comprendre à chaque fois boo defee benn mbir dafay dikkaat ci yow certes problème discipline am na ci loolu mbir la parce que munoo mer rek toj après la foule elle ne réfléchit pas loolu beneen mbir la parce que tey boo xoolee ci jafe-jafe ñuy am yëpp ñiy làkk bus yi ak yeneen c'est des gens yoo xam te ne foule lay doon benn nit bu jëkkati rek ñëpp a dem ci man je pense que fi ñu war a accentuer encore liggéey bi mooy ci communication ñu wàccee niveau débat yi ñu xamal nit ñi lan la ñuy représenté ci li nga xam te ne public moo ko moom parce que Malick muy wax lu am solo côté infrastructure chaque jour ñu saaga amuñu infrastructure tëj nañu Léopold tëj nañu feneen ak feneen tëj nañu Demba Diop mais Demba Diop li ñu ko tëjee on est responsable dans ça parce que sénégalais ñoo doon xeex foofu ñoo toj tribune bi donc je pense qu'à un moment donné léegi bu demee ba loolu amaat ay conséquences delluwaat ci ñun donc ñun ñoo ciy sonn Macky Sall footballul basketul deful rugby deful dara moom il est le président de la République il est là ci gouvernance bi et tout donc ñun ñi nga xamante ne ñooy bëgg am bërëb yoo xamante ne dañuy tàggatu ñun nañu xoolaat bu ñu amee lu néew nan lañ koy gérer. Aladji Manga loolu dafa metti sax parce que déjà ñun ñoo doo jooy arène ñun ñoo ko doon jooy yàlla defal ñu Macky Sall defal ñu ko kon nañu war a sant yàlla donc soo demee xoolee mbir bi ba mu sori da nga ci teg iñaan soxor dañu war a tàppe xol yi loo xam ne comme par exemple mooy suñu sport national demuñ ko jéegaane fenn ñu ñoo ko moomal suñu bopp waaye ngir yàlla am na loo xam ne waruñ ko def nit bu mot nit bu baax jógee ci kër bu baax juddoo ci yax bu rëy am na loo xam ne doo ko def doo ko def donc loolu ñëpp ñoo ko ñaawlu man li ma bëggoon ndax suñu mag yi su fekkee ne ni la ñu defoon kon du ñu egsi fi ñu egsi su fekkee ne nii la ñu doon def ñoom du ñu egsi ba di feeku ay 100 millions te maanaam ñu feeku yooyu xale yi di yàq am na ñuy teral seen baay am na ñuy teral seen yaay am na ñuy teral seen mag ci xaalis boobu kon nag coxor mu muy bugg a dugg foofu ndax soo seetee yooyu doo leen yàqal soo leen yàqalee nga xam ne suñu amatul fi ñu bëre doo amati loolu yàlla su defoon le président wax le ministre des sports ne arrêté leen làmb ji tëj leen arrêt ji naka la ñu def te démb ak barke démb ñoo doon jooy di yuxu ministre bi xool waxtaan ak borom réew mi waxtaan ak askan bi ba ñu ubbi arène yi kon nag loolu rek ndam la woon ci biir écurie yi parce que yéen bi ngeen ñëwee CNG li leen andi mooy continuer gestion bi nga xam te ne Alioune Sarr mu ngi ko woon def fii par rapport ak organisation par rapport ak jëmale làmb ji ci kanam organisation boobu ba xam dafay yomb ci moment boo xam te ne gis nañ déjà kuréel yaa ngi commencé bari lutteur avec frappe ñi nekk ci kaw gis nañu temps yi ay jeunes lutteurs yoo xam ne gisuñu seen bopp ci ñi génération en tout cas organisation bi ñoom Gris Bordeaux di diriger waxtaan bi ci diggante entité yooyu noonu pour jëmal làmb ji nga xam te ne bi ngeen ko jëlee yàggul. donc je pense que loolu yëpp waxtaan la association bu ñu def association de lutteurs benn association la war a doon ñoom ñëpp ñoo war a toog waxtaan défendre bokk lu ñu kaas bokk lu ñu defar xam ne làmb ji ñoom nekk en activité su yàqoo ci ñoom la yàqoo su baaxee ci pour ñoom la baax les anciens lutteurs aussi di leen xelal créer ay école de lutte comme ni ñu ko waxee rek ancien lutteur boo gis fii créer am na école de lutte man mi Manga de am naa école de lutte Double Less am na école de lutte Balla Gaye am na école de lutte ainsi de suite Birahim Ndiaye am na école de lutte kon nag yooyu yëpp pour jàppale xale yi la te soo demee ci école yi dafa am yu charte yoo xam ne moom lañ lay teg balaa ngay bokk ci école bi
am na règlement intérieur et statut bi dañ koy lire ñu doon la jox sa licence pour nga bokk ci école bi soo demee aussi dans les écuries je pense que c'est la même chose mais école yu ma xam yëpp am nañu règlement intérieur am nañu statut am na loo xam ne seen moo leen war diggante mbër bu ñëw pour bokk ci école bi amateurs yi il faut ñu waxtaan ak ñoom les fans club yi surtout les fans club il faut président yi ak seen ménagères yi ñu waxtaan ak ñoom ñu waxtaan boo xam ne lii dañ koy